bismillahi rahmaani rahim asalaamaaleykum mbokku téléspectateurs yi salaamaaleykum soppe yeeg xarit yi ñu ngi leen di nuyu di leen dalal ak jàmm ci seen kanamu télévision Futur Média nuyu bu baax a baax kilifa kër gi kilifa biir kër gi ñaanal leen gudd fan bu ànd ak wér di ko seete itam ñi nga xam ne ñooy sunu kilifa diine kilifa aada ñaanal leen yàlla ñaanal itam ñi nga xam ne ñooy xalifa généraux yi yal na yàlla yàggal seen taxawaay te mu ànd ak wér dugg nañ ñu itam ci hôpitaux yi di ziara maladie yal na leen yàlla defal wér ba nu gaaw dellu seeni biir njaboot waaye itam ña nga xam ne ñoo nekk acteur ci santé bi ñu ngee ñaan yàlla wéral leen ndax seen taxawaay am na solo ñu ngee bàyyi xel képp koo xam ne rek caabi daf la féete gannaaw macha allah di ñaan yàlla gaaw jëlee la fa ba yow itam nga dellu rek ci say activité maanaam sa biir njaboot di fàttaliku ñu baaxoon di ànd ak ñoom tey ñu nekk ci njéggalu sunu borom njéggal googu yal na ko yàlla yokk ci barke Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam semaine u jàmm lañ leen di ñaanal kendalu jàmm lañ leen di ñaanal ànd ak seen émission wareef gis ngeen ko nag TFM macha allah dafa defaraat grille yi bu baax grille yu programme yi te gis nañ ne yéen a ngi ciy gis seen bopp ca suba ba léegi nu ngi ànd ak yéen di kontaan lool ci ajaratu Mami Linguère mi nga xam ne dañu toog ak moom inspecteur Ndoye Bane teew fi moom itam nee naa rek moom mooy Ndoye Bane inspecteur falaa yem li ci des bu ñu fayee caméra yi ma wax ko di kontaan itam ci teewaayu monsieur Makhtar Faye bu nu waxee loolu rek xel day dem ci ñi nga xam ne ñooy association wu assureurs yi ci Sénégal fii moom moo leen fi teewal pour firndeel leen ne rek dañuy waxtaanee lu jëm ci wàllu assurance leeral biñ ci war a mën a indi rek incha allah dañ ko ci indi ndax boo waxee assurance rek dafay def jiixi jàq ci xelu ñi nga xam ne ñu ngi mel ni Evatra Ndoye Bane maa ngi lay wax salaamaaleykum. jaajëf Eva Kakatar ñu ngi lay ziar bu baax a baax di ziar kilifa diine kilifa aada ci réew mi yëpp. astafurlah promotion ngay ut te doo ko fi amee di jiital sunu sëriñ fii naa la sonna li bambara naan yaa la sonna ita soroya ate ke few waaw di ci jiital sunu sëriñ ba Cheikh Bassirou Abdou Khadre waaw di ko ñaanal mu yàgg fi lool te wér waaw di ziar waa Pire miyandu de musóoram bi dafa bañ a toog ci boppam waaw maa ngi nuyu waa Pire nga ngay xanaa bëggoo mu nuyu waa Pire di ziar waa Pire sa joxoor sunu xaaral ma takk samay lunettes ndax gën laa mën a gis bismillah sëriñ Mansour Cissé fii du fële nga nekkoon samedi de sëriñ Maodo Cissé di ziar ñun gis nga nu rek notable ya fa ne yëpp ñu ngi leen di ziar bu baax a baax te mayuma ko mu nuyu may xamal yu président Youssou Ndour ak Birane Ndour ak Ndiaga Ndour ñoom ñi nga xam ñoo ma tegoon fii wareef maa daal dama bëgg démissionner wareef parce que je souffre ici à wareef naa di yàlla yee souffrir affaire bi daal kakatar la vraiment yaawa ñu ngi lay nuyu awo de jaajëf nakalita la ñi ni boobu la miyaa laa rus laajte ko miyaa rek laa rus miyaa ma fi téye rek tey mami dama koy miyaa laa xamul nu ma koy def rek waaw mais ndokkee yàlla ba moo ndaje amee nuñ ko doon waxee fu ne nga nekk fa fu ne nga nekk fa monsieur Faye salaamaaleykum nu ngi lay nuyu bu baax a baax a baax maa ngi lay nuyu di la fay di lay nuyu aussi soxna Mami je pense que la dernière fois bi fi jógee bi fi mujjee ñëw on l'appelait Linguère je crois c'est vrai voilà waaw Linguère donc mais elle est restée Linguère elle est restée Linguère donc Linguère donc maa ngi lay nuyu tooñ na la de waaw Ndoye Bane dëgg la te di leen remercier également si invitation bi merci je pense qu'en fait biñ ma woowee ma mbégte la pour ñëw parce que xëy na peut-être sànq ñu ngi doon ut tur bu ñu koy jox émission bi dëgg la mais je pense que ce serait bien que ñu tudd ko comprendre l'assurance très bien comprendre l'assurance la nekk ci biir yëpp bu ñu ko mënee firndeel dëgg la ñi nga xamante ne ñi ñooy seetaankatu wareef yi dëgg la ak ñi nga xamante ne sax nekkuñu ci kanamu télévision bi dëgg la mais ñu jot ci maanaam xibaar yi nga xamante ne yi fas ngeen ko yéene rotal entre tey ak semaine bi yëpp pour que nit ñi mën a comprendre te am na nu ko wala fay waxee tungu ne du teew ñuy nataal kon boo dikkee fii war ngaa mën a dikk macha allah ngir indi sa kàddu ci waxtaan wi 88 628 22 22 88 628 04 05 ngir ñi nga xam ne ñoo jàkkaarloog ñun nekk fii ci Sénégal nekk ci biir àdduna bi moo tax bu ñu waxee àdduna bi ñu ngi nuyu bu baax a baax sénégalais de l'extérieur yi ak jongama yi ñaawul yi nga xam ne macha allah lépp lu soxal wareef rek soxal na leen ñoom mami comme ni nga ko waxee ma bàyyi la nga nuyu leen. wallaay madame Coquette maa ngi lay nuyu di la def sa wàccuwaay bu baax a baax. xam nga wareef léegi nii la. man sénégalais yi. damaa bëggoon ñu ñëw. mbaa du ko njëkk a jukk rek. xam nga xeexu mbedd bu lijjanti ki la dóor. mais dóor nga ma 100-0 ay ca bis
bismillah comme madame Coquette laa nar a tudd ma njëkk la koo tuddee rek. macha allah tey nag xam nga kon damay ñëw rek door nañ daan dooret ne te jërëjëfati Cheikhul Khadim Cheikh Ahmadou Bamba sunu yaakaar yi tey ëllëg. wallaay sama maam yàlla na mag Nelson Mandela tëpp koy jaloore di ziar amiin moo leen yaa kilifa rabbi, diine amiin. kilifa aada yi di ñaanal sunu soppe sunu maam Cheikh Tidiane Al Maktoum yàlla yokk leeram taas ñu ci barkeem Serigne Mountakha moom Cheikh Mouhamadou Bassirou yàlla na yan bi woyof lool ci kawam ak mbooleem sunu xalif généraux yi ndax ñoom ñooy kenu mbaar mi ñun bu nu tëddee di nelaw ñi ngi ci der bi te jàmmi réew mi rekk leen fa bàyyi noonu la ñuy ñaanalee sunu waajur wi ci Yoof Baye Abdoulaye Thiaw Laye Baye sama soppe ba soxna Jaara Thiaw Laye kooku dama ko bëgg moo tax may ñaanal waajuram woowu mu yàgg fi loolu te wér waaye noonu la ñuy ñaanalee yaay déggéen itam mu dëkk ak soppeem ba Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam am mbégte loolu nag ci altine ji ñu daal di ubbi daal di door waaye daal di indi lu am solo comme ni nga ko waxee waaye ci biir lu am solo loolu nag ma jàkkaarloo ceeg sama xarit koo xamante ne dama naan sama papa la ndax xam nga man damaa fonk maxtaar yi ndax maxtaar Ndumbe Jóob sama waajur waaye nag mu defal ma teraanga ndax defal ma teraanga weesuwul dégg nit mu wax rek nga ne ko yow ci lii may liggéey am nga ca cër ñëwal nga jàpp ci laf wi kon moom mënuma ko fay dama koy delloo njukkal bu baax a baax donte nag gis naa xeer bi ndax xeer bi day njëkkantu bala ma koy sànni waaw mais nit ak càmmiñam lu ne mën na caa am macha allah ñun tam dund nañu weekendu jàmm weekendu bànneex weekendu fii tey man de mbubu mii laa defoon jàkkaarloog salon bi daal di pousse fa tey yi macha allah la ca xew yëpp kenn mënees koo nekk damaa wàcc ci Almadi boobu ana imam ñëw ba ci diggante ñaari tali yi boobu ana imam mango 88 628 di waxal lépp rek man yëg naa la fa xew lépp di voilà waxal caaya ji mu solo nag yëpp wax ko et puis kii nu mu tudd ci njagandoor nay def bu fii tey amee ñu nekk en direct salon yi tamit ñu jël ko en direct waaw jékki-jékki ñu dugg ci kër yi waaw dugg ci juróomi kër dina am solo de non sama très bien nag lu am solo ci la ñuy gis nag mag mu demee ba naax non sama bopp rek ma jéggal salaamaaleykum ñu ngi lay nuyu yow ak waa régie yëpp fàttali leen rek thème bi ñu ngi waxtaanee lépp lu jëm ci wàllu assurance ndax xam ngeen ne ñoom Evatra dañuy dégg assurance waaye amuñu culture assurer seen moomeel te moomeel balaay baax nga assurer ko li may bëgg a wax foofu mooy bu ci yàqu-yàqu dikkee da nga ko mën a dem ci bërëb ñu gunge la nga defaraat lakk day bette réer le day bette yàqute day bette yeneen ak yeneen package la rek incha allah assureur yi daañ fi dikk jox ñu ci ay leeral yu bare bare doy ba waaw li Eva wax dafa am solo lool lakk day bette réer day bette accident day bette su la bettee nooy def est-ce que man nag ma laajaat Sénégalais laajaat ko est-ce que Sénégalais yi xam nañ lan mooy assurance moo tax ma naan directeur lan mooy assurance très bien Ndoye Bane assurance mën nañ ne ab contrat la bu dox ci diggante compagnie d'assurance bi ñu naan ko assureur ak client bi ñu naan ko assuré ou le preneur d'assurance boobu mën na nekk yow mën na nekk man mën na nekk aussi entreprise mën na nekk également association mu am contrat bu dox seen diggante ci biir contrat boobu ki ñu naan le preneur d'assurance ou bien assuré bi wala client bi am lu muy verser compagnie d'assurance bi loolu mu koy verser mënuñ tuddee prime d'assurance wala cotisation parce que en assurance entreprise de service la donc la mu lay jox mënuñ tuddee une promesse de prestation de service maanaam promesse boobu pour mu maanaam effective day fekk yow risque ba nga assuré woon ci moom mu réaliser wu maanaam sinistre am maanaam tey jii jox nga ko alal jël na ko nga ne ko lii laa bëgg nga aar ma ci maanaam anticiper ne aar ma ci bu ëllëgee nag su amee safaan ba ci lay compagnie d'assurance bi intervenir pour jox la ndàmpaay la maanaam balaay xam sax njëriñu assurance nga yàqule loolu donc jaajo ma ko doon wax voilà exactement waaw moo ma ko doyoon mun ma bala ngay xam njëriñu atu assurance exactement nga yàq mais nag bëgg donc naa assurance waaw si benn mot bu ma ko doon traduire anticipation la c'est-à-dire dafa am lu ñu tuddee risque am lu ñu tuddee sinistre risque boobu nag moom ngay assuré wu pour que bu ëllëg amee sinistre ñu mën la jox ay ndàmpaay ban rôle lay jouer ci askan wi rôle am bëri na ay rôle mën nañ am identifier ñaari rôle yu am solo muy rôle social c'est vrai tey jii nga am accident ñu ndàmp la parce que xëy na peut-être ñàkk nga sa liggéey ou bien xëy na peut-être dagg nañ sa tànk ou bien peut-être am na yoo xamante ne lii dal na la ci ba yow mënatuloo sa bopp dara su boobaa ndàmpaay loolu ñu la jox dina la permettre peut-être nga reconvertir u def leneen
mais aussi pour éviter que nga nekk aussi un poids pour la famille wala pour la société. ndàmpaay loolu ñu lay jox aussi di nga ci mën a téye sa bopp di nga ci mën a également defal lu bari sa bopp. mais beneen rôle bi c'est un rôle d'investisseur institutionnel. xëy na peut-être rôle boobu ñu bari xamuñu ko. parce que boo xoolee assurance dafay intervenir pour protéger patrimoine u entreprise mais également pour intervenir ci nit ki parce que sànq maa ngi naan assurance le preneur d'assurance mën na nekk entreprise mën na nekk association mën na nekk également nit ki ci boppam la personne physique mais su fekkente ne nag loolu daf la dal ndàmpaay loolu ñu lay jox nag yow yaa ko moom yaay seet nooy def pour effectivement soit nga reconvertir ou bien nga xool na def surtout ci wàllu paj ci wàllu ñàkk gi nga waroon ñàkk moom dafay intervenir pour maanaam dalal sa xel alors malheureusement comme ni nga ko waxee yow sa njëlbeen ci introduction bi que les gens n'ont pas cette culture de l'assurance ba tax na saaga yi xuloo yi xeex yi bëri na mais je pense que tey jii opportunité occasion am na tey jii pour que xëy na peut-être fii ak ñuy pare ci émission bi ñu leeral ci lu bari donc rôle bi may wax sànq ne rôle investisseur institutionnel la c'est que c'est sur le plan économique tey jii soo xoolee les statistiques des assureurs presque je dirais même 400 milliards mi ngi ci circuit bi yoo xamante ne yi assureurs yi ñoo ko mettre soit ci banques yi somme de dépôt à terme DAT wala ay actions ci biir entreprise yi wala loo xamante ni tabax na ci ay immobilier wala mu nekk ay prêts yoo xamante ni sax jox lañ ko du côté de l'État sous forme d'obligation ak bon de transport donc ñaari rôle yooyu mooy les deux principaux rôle social mais également surtout rôle économique comme investisseur institutionnel malheureusement nag rubrique boobu xamuñu ko très bien Ndoye Bane mami da nga bëgg a ñëw fi may duggee ci waxtaan bi mooy li ma neex ci Wareef mooy lu ci nekk da koy indi ci waxtoom te li ñuy wax naan li may faral di wax rek dama koy répété waat jaay laalo fa ñuy toggee cere dëgg la ndax boo fekkee jabari ku bees kee falu joobaay day la xaw ma nga naan ko acca laalo di nga lambale mais damay ciy jaare massawu sama mbokki waa Touba yee nga xamante ne marché Ocass bu Touba ku nekk xam na ne foofa ñun mooy suñu coffre-fort ndaxte la fa nekk ci ay milliards kenn xamul nu mu toll waaye ña fay daan seen doole kenn xamul nu mu toll ci askan ndax du biir Touba rek waaye li wër Touba ci marché boobu ci la ñuy dundee moo taxoon waykat ba ne woon marché Ocass ba ci Touba da ngay jaay ba ngoon nga mbalax di dem jërëjëf a fàllu xam nga ne sëñ Falloo mënoon loolu waaye ndokk ba ko Cheikh Abdoulaye sama jàmbaar ja yokkee ba tax na barki dem marché ba mu tàkkee yuuxu yee jollee na fu ne milliards yee yàqu bari na kon foofu assurance ndekete dafa amoon cër bu baax a baax a baax benn gendarme ma waxoon ma ci màggal gi ni ma soxna si ma ne ko waa mu ne ma lu ma bëgg sa oto bi yaa ma ko war a gën a bëgg yow mi ko jënd moom bi ma jàppee loolu rek la ma wax te jàppeewu ma dara sax xëy na ñëpp dañuy kii rek ma nekk ci benn voie bi mu ne ma non ci deux voies yi rek ngeen waroon a yem mu ne ma soxna si li ngeen di yàkkamti jaru ko parce que sa oto bii yaa ko jënd ak sa xaalis te lu ma ko bëgg yow yaa ma ko war a gën a bëgg yow mi ko jënd kon ma jàpp ne kon monsieur Makhtar kon nit ki ndekete loo ko bëgg alalam moo ko war a gën a bëgg ba li ñuy wax naan fagaru dafa gën faju assurance vie itam bëgg naa ñu leeral ci nit ñi moom mooy lan mais que ne ñi ubbi seen magasin jël seen addunay alal def fa bëggoon naa nga wax leen ñoom lan moo leen war ak fan lañ war a jaar exactement maa ngi tooñ sax benn soxna Rama Ndiaye bu Ancia Vie ñu ngi koy nuyu bu baax a baax notre sœur sama sœur la waaw alors posé na question bu am solo xam nga temps yi boo xoolee incendie yi des marchés ni mu takkarnaase daf naa ne yëkkati na ay fitna dëgg la et du ci ñun ñi rek wala jën ñi di def émission yi mais je pense même ba ci président de la République c'est vrai que tey ji bu ñu toogee ñu ne ay marché lakk na dëgg la te moom aussi toogaayam si réew mi mooy fexe ba ku nekk foo nekk nga nekk si jàmm dëgg la am teg ci koom-koom bañu tumuranke tey jii li ma wax sànq rek mooy que culture de l'assurance moo tumuranke tey Sénégal je pense que loolu su amoon ba nit ñi xam lan mooy rôle assurance moom lañu commencé je pense que ne du ñu jël seen magasin def ci ay millions yu dul jeex du xaaj te duñ ko assuré tey jii boo xoolee wàllu assurance des marchés ñaar ñoo ko seq ñaari assuré la muy commune ba wala promoteur ba tabax boutique ya ak ki nga xamante ne mooy commerçant bi ñëw jël valeur dugal ko ci biir magasin bi
même su fekkente ne sa commune bi nga xamante ne moom mooy bailleur bi moom moo la jox cantine yi waroon jël assurance même moom bu jëlu assurance yow xam nga ne def nga au moins 100 millions si biir magasin nga dem jël assurance assurance bi nag malheureusement pour certains dañu foog ne xaalis bu bëri nga war a dépenser pour jël assurance boobu tey jii bu ñu doon xool ci marché yi bu ñu jëloon benn marché rek ku mel ni marché je sais pas Sandaga par exemple commune bi yaa ngi fa def mu assuré maanaam locaux yi le contenu yow mi nga xamante ne yaa moom sa cantine bi def ses bagages nga assuré ko bu ñëpp jëloon li ñu naan économie d'échelle tey jii assurance bi du weesu ñeenti junni mooy 20 000 par at mais ñeenti junni boo yàqulee ay c'est lu bare bare exactement ñu fay la ko exactement te ñeenti junni nga joxe woon ca njëlbeen ñeenti junni mooy assurance marché actuellement nii au niveau de l'association des assureurs du Sénégal ñu ngi gëstu ñu ngi ci waxtaan ci benn police spéciale assurance des marchés nga xamante ne bu taxawee balaa boobu nag dina fekk état toog les communes toog les assureurs toog les collectivités territoriales toog les associations des consommateurs ak commerçants yi ñu toog autour d'une table waxtaan ba tënk dara su boobaa li nga xamante ne bii bu j'ai vu kaawu Kaolack marché Kaolack j'ai vu marché Touba mais la ñuy yëkkati jox leen ko comme ndàmpaay su fekkoonte ne peut-être nekkoon na genre subvention si prime d'assurance boobu ñu jox ko commerçant yi ñu jël ko jébbal ko assureurs yi mais kon tey état day croiser les bras danaan assureurs yi régler leen problème gars yi te sax li nga wax dafa yóbbu ci sunu xel par exemple man ak Mami Linguère fukk la ñu fii ñun ñoom moom fukki magasin fukk yi ñu xool naka la ñuy jegee assurance bi ba mu protéger ñu te bu weddee ma cotiser Mami cotiser parce que moom bu ñu jël ci globalité la ñuy jël ndax noonu la ñu cotiser mais macha d'accord allah suñu déggee ne ñu ñuy assurance je pense que am na ay branches yan branche ñoo am ci assurance alors ñaari assurance moo am mooy assurance des biens ak assurance des personnes assurance des biens moom la ñu tuddee boo xoolee sax ak parce que bi ñu nee assurance des biens dafa am aussi responsabilité civile bu nekk ci biir moom la ñu tuddee IARD maanaam incendie accident ak risque divers assurance beneen bi ñu tuddee ko soit assurance des personnes wala même assurance vie nga xamante ni lépp loo xamante ni ci wàllu dundin la dundin nit ki ci wàllu épargne ci wàllu même si entreprise bu ñu tuddee IFC indemnité de fin de carrière maanaam yow ngay liggéey fii ci biir groupe Futurs Médias je pense que ne am nañ ko nga xamante ne yow en tant que salarié embauché avec un contrat à durée indéterminée booy dem à la retraite am na ndàmp lu ne jox mu ñu tuddee indemnité de fin de carrière loolu ay cotisation la yuy entreprise bi di cotiser confier ko nag à une compagnie d'assurance am na ñoo xamante ne nag dañ ko denc seen biir mais dañ ko seen biir wóorul parce que mooy li dal tey jii ay Soadip ay Air Afrique ak yeneen sociétés yoo xamante Eva mën na daa wax moom voilà c'est-à-dire ñooñu mën nañu fayit bu ñu ko dencee seen biir ñu fayit mais là c'est la catastrophe alors que nag bu dee nag si wàllu assurance bi ñooñu dañ leen a contrôler dañ leen di contrôler contrôle boo xamante ne bi su weesoo état bi à travers la direction des assurances bi nga xam ne mooy régulateur bi il y a également beneen gendarme boo xamante ne il est au niveau supranational ñu tudd ko la CIMA muy conférence interafricaine des marchés d'assurance kooku mooy contrôler mooy ñi nga xam ne mooy ñooy contrôler compagnie d'assurance yi dafa am contrôle boo xamante ne ça s'effectue au niveau supranational ak contrôle boo xamante ni la direction nationale des assurances bi bootu ci ministère des finances et de l'économie ñoom ñoo koy def contrôle boobu donc tey jii amoo benn sañ-sañ pour jalgati xaalis boobu parce que xaalis boobu moomuloo ko mais loolu dinañ ciy ñëw après mais dama bëgg a laaj yéen association bi nga xam ne moom nga jiite mooy association assureurs yi lan mooy seen mission yéen lan mooy seen rôle ak seen mission c'est une mission de promotion c'est-à-dire pour promouvoir l'assurance c'est-à-dire fexe ba di dem ci côté état ci côté entreprise ci côté askan wi ci population yi xamal leen luy assurance xamal leen également bu leen dalee nan la ñu war a def c'est-à-dire ñun ci liggéey boobu sax am na ñeneen ñu ci wàllu mooy ce qu'on appelle les courtiers ci wàllu assurance bi ñuy def en tant que conseiller en tant que je sais pas facilitateur parce que ñoom aussi ñoom ñooy représenter boo xoolee
les clients. mais teewul aussi am na client. mais nag c'est facilitateur yooyu. code ciment article 232 dafa wax ni facilitateur bi dafa war a teew. su amee problème mais am na assureur yoo xam ni dañuy lànk ni maanaam sinistré bi kenn du ko assister te code ciment ci boppam dafa souligner loolu. d'accord naa li nga wax léegi mais c'est que en fait xam nga tey jii en dehors des compagnies d'assurance parce que aussi ay acteurs yu bëri lañu. si biir compagnie d'assurance yooyu à côté dafa am ce qu'on appelle les intermédiaires mooy courtiers yi. mais courtiers yooyu. yow mënoo xam kan la ci direction des assurances agréées. c'est vrai. am na ñoo xamante ni ils sont là pignon sur rue soo ñëwee ñu daggal la assurance fekk ñoom peut-être ay démarcheurs la ñu rek. mais en fait ki nga war a dem mooy si compagnie bi wala nga dem si agence su compagnie bi wala nga dem si en fait maanaam courtier bi si cabinet de courtage bi si intermédiaire bi. mu wax la. assurance bi. lan mooy njëgam wax la ba ngay jël assurance et ça également c'est un volet boo xamante ne bi très important boo xamante ne foog ñu dugg ci. mooy que ne. yow miy dem di jëli assurance. wax dëgg yàlla boo demee ba taxaw ci kanamu préposé bi war nga ko wax li nga soxla lan la. waaye tamit war nga ko déglu pour mu faram-fàcceel la yow sa police d'assurance bi lan ak lan moo ci nekk. parce que dañuy faral di gis ay situations yoo xamante ni mu nekk ay situations yu triste maanaam tey jii yow nga ñëw assurer sa oto. comme ni ko gendarme doon waxee man ni oto bii ngay dawal yaa ngi gën a bëgg. ba tax na nga jël assurance pour que ëllëg su amee ay tolof-tolof nga mën a seeti assurance assuré bi mu set mu lay nappee. mais su fekkente ne yow ba ngay jël assurance bi ñu ngi taxaw yow ne la kat y a une couverture basique. bu ñu tuddee responsabilité civile. maanaam responsabilité civile mooy lan mooy moom mi ngi dawal otoom. nit ñëw mbëkk ko moom fokk ñu réparer otoom. moom mi ngi dawal otoom ñëw mbëkk oto Eva. moom assurance am dina réparer auto Eva ak keneen ko ci xamante ni kii. moom laa xale na ko ci assureur am dina ko réparer waaye moom day dem réparer auto. mais tey jii. mooy li nga wax rek si tout à l'heure là malheureusement dafa am ñoo xamante ni bu ñuy jël assurance bi bu ñu leen di expliquer dañaan man jox ma bi mënul ñàkk. alors nga jox ko bi mënul ñàkk. mu am li mënul ñàkk mooy la couverture basique. bu ëllëgee mu am li mënul ñàkk. c'est ça le problème mu dem am bris de glace. mais c'est pas mbaa oto lakk. mu ñëw taxaw ne fay leen ma. mais directeur. waaw dafa am loolu lu koy expliquer. les sénégalais dañuy dem bind dagg assurance. pour policier ban leen a jàpp mais dagguñu assurance. pour assurer loolu beneen bi mooy. li ma bëgg xalaaj mooy tamit mooy assurance bi nga xam ne moom la nit ki da dagg. oto bi lay assurer wala nit ki lay assurer. wala oto bi ak nit ki lay assuré. dégâts matériels ak dégâts corporels. waaw ñaari lay assuré. sa tey ji yow. boo ñëwoon tey ji mbëkk oto Eva 3 mu am ay blessé sa assurance dina ko jël en charge jël réparation yi ci wàllu victime yi jël assurance également ci wàllu réparation oto ba. mais comme ni nga ko waxee léegi. kon benn laaj bala ngay avancer monsieur Faye ki assuré Eva itam mën na jiital liggéeyu oto Eva. bu noppee daal de topp assureur Ndoye Bane. moom mooy défense sur recours c'est-à-dire en fait moom mën na anticiper réparation yi. c'est vrai su pare nag topp nag ki nga xamante ne kii mooy. assureur Ndoye Bane loolu aussi am na. mais loolu lépp nag aussi man dafa am fu ma dégg ay option demal ba pare. ay option la moo tax ma ne la dafa am basique. dafa am benn base boo xamante ne mooy couverture basique mooy responsabilité civile mais ci biir loolu am na ñu si yokk yeneen assurance maanaam yeneen kii point facultatif. mooy bris de glace. mooy incendie. mooy vol comme nga jël sa oto dugg ko sa biir garage ñu ñëw fekk foofu daal di dajji sàcc oto ba kooku assurance dina la ndàmp aussi xuma nag nga gaaree ko ci mbedd bi ñuy sàcc ko mais vol avec effraction maanaam nga tëj ko si biir garage si biir kër ñu ñëw dajji ko jël oto bi kooku assurance dina ko ndàmp mais aussi défense recours yooyu aussi ce sont des options yoo xamante ne yi toujours bu ñu lay jox assurance dañ la koy waxaale nga xam ko la nga cay yokk nag bëriwul mais malheureusement les gens veulent toujours rester sur la couverture basique moo tax tey jii comme ni nga ko waxee il y a beaucoup de gens dañuy ñëw na la daggal ma assurance ngay wax ñu ne la bul wax jox ma bu munul ñàkk mooy lan jofal ma assurance pour que su ma rombee gendarme bañ ma jàpp su ma rombee policier bañ ma jàpp parce que li ñu lay njëkk laaj mooy lan mooy andi sa attestation d'assurance boo ko amul mais c'est un délit. te attestation boobu ngay wax léegi dañ ci commencé dugal ay acrobatie ak fantaisie parce que li ma bëgg a wax foofu mooy suba dinaa gën a leerlu man mi sama oto dafa am koo xam ne daf ko mbëkk bi mu ko mbëkkee yàq ko gis nañ ne sax li mu yoroon
monsieur Faye du assurance bu baax. du assurance bu baax ndax benn courtier la doon liggéeyal courtier bi jël na nga ko waxee la mënta ñàkk boobu kenn validé wu ko et c'est compliqué. et très souvent. xëy na peut-être day faral di am ay conflits. entre courtier. ak compagnie yi. ou bien peut-être entre l'assuré même le client. ak compagnie d'assurance parce que aussi courtier bi moom dafay jaay assurance compagnie bi. léegi nag soo gisee ñu bind ci turu assurance bi. nga ne assurance bi maa ngi ko jëlee fële alors que peut-être que même la maison mère yëgul sax. peut-être bañ daggee assurance bi. parce que mën naa aussi parce que du ñuy gàmm ak ñuy ras dem bokkuñu comme on dit. xëy na sa peut-être que courtier boobu nga fa nga daggee assurance bi compagnie yi yëgu ko. il y a combien de gens tey jii. indi nga nag waxtaan bu am solo. mais te courtage boobu nga gis. non courtage boobu tam. lu ngeen ñu war a mën a jàppale. non dinañ ci parce que dafay neex awa rek mu am benn cantine mbuuroom. mu transformé ko ne moom courtier la. c'est ça loolu laa ko doon bëgg a laaj. te mami n'est pas censé savoir que. waaw loolu kii maison mère sax xamu ko. gis nga loolu lépp nag. man je pense que sax. doon na baax suma sœur suma naataango bi nga xamante ne moom moo yor présidente maanaam. waaw des cabinets de courtage. mu teew fii. comme li nga wax sànq tunga ni teew ñu nataal. dëgg la mu gën ko expliquer parce que dina ñëw incha allah parce que li tax ma wax loolu. bëri na ay conflits. tey jii yow nga am accident dem ci compagnie bi. ak tous les documents pour ñu indemniser la. ñu xool gis ñu benn yoon fu ñu encaisser prime bi. maanaam xëy na peut-être kooku jël na xaalis boobu ba lekk ko et ça c'est très fréquent. mais ñooñu kuñ ci jàpp aussi wax dëgg yàlla dañuy teg à la disposition de la justice parce que daf nga loo xamante ni tegloo ko fenn et il y a beaucoup même de cabinets de courtage yoo xamante ni sax ñu ngi leen di tëj nangu seen agrément mais dañ leen a war a tëj ndax xam nga lu tax jo na nga ko laajaale sa xarit yi Facebook nu ngi nuyu waa Facebook bu baax ñoom Jaara Mbay Adama Seck Aïcha Ly mu Mami Linguère ak Mami Diop ci boppam macha allah et ñu ngi laajtee ndax éleveurs yi am na package bu ngeen prévoir pour ñoom xaritu ndoy baan yooyu. ñooñu dañoo dee ba deewaale seeni daal. waaye man li ma jaaxal mooy. waaw xam nga tamit Dakar du ku ko maccum. jaar naa marché Castor rek samay bëñ dafa ku la ko wax boo ko ñemee dumaal. ndaxte bu fekkente ne courtier bi moom talon bi mu yor. turu benn agence bu mag moo ci nekk. yow boo ñëwee ci kooku rek nga mën a dem. léegi kooku moom mën na ne moom yëgul woon ne kii ubbi na ci koñ bi. dëgg la mais fan la jaar. du question kii ubbi na ci koñ bi mais est-ce que versé na production ba maanaam prime. waaw mais même bu ko versé wul. même bu ko versé wul. dañ ko agréé muy liggéey ak maanaam compagnie mag boobu. donc moom lépp lu mu jaay war na ko mën a versé. ba pare nag jël commission c'est ça en fait. mais su ko versé waaw mais compagnie bu mag boobu aussi su ko versé wu tamit. ma xamal la benn assuré su ko versé wu tamit ba jee am du tee moom dina réparer maanaam dommage bi nga xamante ne bi yow subir nga ko. du ko tere mais compagnie du ko dédouaner pour mu réparer mag boobu xëy na day réparer pare topp nag ki nga xamante ne kii. jotul woon versé. jotul woon waaw loolu mën naa. waaw mais man xam nga lan moo ma jaaxal. tey baax waaw compagnie bu mag boobu. comme dem na ba agréé kenn mu toog li ndoy baan naan tey boo génnee fii mayo TFM nga sol. loo def ci mbedd mi mënoon na yem ci yow mais dinañ ci laaxaale ba yóbbaale ci TFM. dëgg la man dama yor sama ay talon assurance. maa ko jox kii nii wóor na ma ne mi ngi koy jox nit mais war nañ ne bu ñu toogee 1 mois war nañu ñëw ñu def vérification ñu xool ba xam ñaata talon moo manqué ci bloc bi. exactement ce qu'il faut. ñaata talon nga dagg. parce que liggéey démarche boobu moom la ñuy def. y a un contrôle de gestion. ñii dañuy contrôler régulièrement. mais am na nga xam ne il passe entre les mailles du filet. xëy na peut-être boo toogee 1 mois 2 mois vérifier sa production bi xëy na peut-être si boobu lañ lay dribbler. y a combien de gens man personnellement. j'ai eu des demandes d'intervention mais dama ne xamante ne loolu man peut-être que kooku ça me dépasse des demandes d'intervention ñoo xamante ne dañu naan toog fi ñu nekk di jaay di lekk ba mu mat ay 6 millions 7 millions mais loolu fan la atterrir mais devant le procureur parce que il a été arrêté par la gendarmerie gars yi jébal ko procureur donc pour wax la ne loolu tamit boo ko def aussi genre sàcc la parce que dañ la jox pour nga jaay dañ la agréé pour nga def métier bi dañ la wóolu moo tax ñu jox la lii mais loo ci gis y a beaucoup de gens yoo xamante ni kenn wóolootu leen kenn joxatu leen ay mais directeur assurance fii Sénégal yaa ngi seetaan ñu bari kontaanuñu parce que
sinistre yu bari fayuñu leen wala bala ñu leen a fay bala ñoo jot seen xaalis dañuy di topp di daw da ngay gis nit koo xam dafa accidenté blessé assurance war koo fay da ciy topp ba faatu du ci mun jot jabaram ji ca topp ba mujj gi faatu ay doomam ñëw di ca topp ba mujj màgget te booba assurance ko war a fay beneen bi mooy sénégalais yi nee nañu assurance dafa cher fii ci Sénégal loolu lan nga ciy tontu ak yéex a fay gi moom sonal na nit ñi sénégalais yi ñoo ma yónni nee nañu kontaanuñu ci assureur Sénégal yi du ñëpp nag mais am na ci ñoo xam ne ñu ci bari ñoo xam ne ñu nekk ci seen biir yàq nañu der assurance fépp nit ñi dañuy dem defi assurance li ngay wax nii xam nañ ko de soo demee pays yi nga xam ne ñu ngi développé assurance mooy gérer seen lépp tout mais fii nii da ngay gis ko Ndoye Bane mu ubbi assurance jël Babacar teg fa Babacar di encaissé nit ñi di wër di takki jabar guddi bëccëg suba ngoon xam nga di étage ak woo ay cérémonie yu kenn xamul woote jomba ñaaw talon yee génn nu mu tudd mami jënd fa dara wala am jënd fa dara ci assuré scooter am génn def fii benn kii te xam nga dem te maison mère ba ñu naan ko tey suba ba affaire bi doon ay ati te xam nga loolu yaa problème Ndoye Bane ma mottali la sa wax boobu li tax man su ma ñëwee tey di assuré dama naan daggal ma bi mënta ñàkk rek c'est parce que mooy assurance basique bu am na kenn ku bëgg a leeral de xam naa daf ñu yéex a dab am na ku ma dëkkal koo xamante ne assurance waroon na ko fay 20 ans ci ginnaaw wala accident boo xam ne man dama ko déggoon man sama taaw macha allah am na 15 ans xale bi nga xamante ne sama taaw nga judd ci jour bisu ngénteem day génn di jéggi tali yaayam boot ko oto mbëkk leen booba ba nëgg ni ñu ngi topp ci assurance bi mënuñu fayeeku 15 ans di ci daw chaque jour dañu mujj ñoom ne bàyyee nañ ko ak yàlla te xale bi daf ci jóge di takk ay lunettes yoo xam ne dañ koy changer donc indil na ay parents beneen dépense te pourtant que ko mbëkk nee na fay na assurance ndax yor na talon. Alors très bien xam nga merci Mamy fa ngeen poser 2 questions principales mooy pourquoi retard bi mais pourquoi aussi assurance chère je pense que sax tontu bi mi ngi seen njëlbeen wax lakkale bala ngaa xoddiku balaa lakkale je pense que ne tey jii soo jëlee assurance bala ngaa mën a xam njariñam nga am maanaam sinistre tey jii bu ñu la nee peut-être assurance 50 000 nga dafa cher ëllëg nga am benn sinistre boo xamante ne bii la nga ca waroon a def kenn xamul lu mu toll dëgg la su boobaa ngay xam njariñu assurance donc quand les gens disent que assurance njëriñ bi balaa nga koy nangu rek da ngaa yàqule voilà exactement donc bu nit ñi doon wax taxawee tey daan assurance dafa cher tey ji boo xoolee dans la sous-région maanaam boo xoolee tey ji CEDEAO bi yëpp dafa mel ni suñu tarif ñoo gën a faible ci tarif yi dévaluation am na fi depuis ban année 1994 mais boo xoolee ba léegi daanaka boo xoolee prime yi amuñu changement majeur donc tey jii assurance bi naan dafa cherul c'est parce que les gens n'ont pas la culture de l'assurance et ci biir manque de culture d'assurance boobu am na d'autres pesanteurs mooy la religion ku nekk mi ngi naan non grave lu am rek yàlla wala ndogal yàlla la mais ndogal boo gis tànk borom a nga ci je pense donc je pense que tey jii il faut que les gens maanaam ñu changer peut-être gis-gis ñu bañ a fataliste ñu bañ a fataliste parce que du fatalité parce que même je le disais très souvent quand j'étais à la prévention routière que l'accident n'est pas une fatalité ñu bëri dañuy toog naan noonu la rek ndogal yàlla la mais non comme j'ai dit tout à l'heure ndogal ba gis tànk borom nga ci dëgg la ci règlement des sinistres yi mais wax dëgg yàlla règlement d'un sinistre n'est pas quelque chose d'automatique tey jii Eva mënoo am accident rek suba nga jubali ci compagnie bi nga ne ko dama am accident sànq laa dama bëgg ngeen nga fay ma. waaw ça ne se passe pas comme ça. déedéet. il y a un travail il y a un processus. processus bi yow déjà di nga def constat bi. constat bi moo xam constat booy def avec la police la ou bien booy def avec la gendarmerie. wala booy def avec une unité qui est dans ma direction bu tudd taxawu leen nga xamante ne constat la à l'amiable doo ci fay dara. parce que de plus en plus loolu mooy gën a dox. ñoom ñoo yor scooter yi ñu ñëw tout de suite. exactement parce que aujourd'hui su fekkente ne accident bi amul volet corporel maanaam amul ñu si gaañu wala ay faatu wala là ñun mën nañ ko constater. ñun nag boo ñu woowee bu ñu ñëwee du ñu ci doo ci fay dara ce sont d'anciens gendarmes d'anciens policiers yi nga xamante dañ dem prématurément à la retraite parce que tey jii ñu ngi dem ay 55 ans 53 ans ñooñu la ñuy jël ñu ñëw au niveau. Très bien. De l'association des assureurs def ko am fa benn kuréel ba ñoo nga fa moo tudd taxawu leen constat à l'amiable
boo leen woowee ñu déplacé wu rapidement pour daal di ñëw d'ailleurs même dans les jours à venir dina am campagne de communication boo fa laa doon jëm ak yéen voilà il y a une campagne de communication ñi ko xam barewul voilà ñu ko xam barewul campagne de communication boo xamante ne bii day nekk à travers des affiches à travers la radio et pourquoi pas à travers l'émission Wareef pour ñu gën a xam lan mooy liggéeyu kuréel googu su boobaa en 48 heures nga jot sa PV contrairement ak li daan am bu ko peut-être ay constat doon def auprès de la police ou de la gendarmerie nga xamante daan nga toog ay 15 jours nga jot sa constat donc accident bi su amee déjà il faut nga déclarer ko sa compagnie d'assurance sa assureur def sa constat bi il faut nga def ko déclarer ko moom aussi mu jéem a commettre un expert pour mu toppal ko loolu. yow li nga may wax dafa mel ni assurance yenn France nga may wax parce que yii ngay wax nii. assurance yi nekk fii au Sénégal bëgg na charte yi sorew non mais parce que lii nga may noonu la war a nii ngay wax nii directeur ni nga may wax nii noonu la war a demee. noonu la war a demee mais demewul noonu fii nii. victime bi mooy def ay démarches dem. gendarmerie wala police su defee PVM ba pare daf ko war a woo assurance bi ak police ak wala gendarmerie dox ko victime bi dafa war a toog seetaan gars yi def seen liggéey mais tey jii ki nga xam ne moo yàqule wala moo blessé mooy dem police jël PV yi dem assurance di jaabante boobu donc y'a problème am na ci ñoo xamante ni ils sont hyper pressés loolu laay wax de parce que affaire bi comme ni ma wax rek nee naa c'est pas du tic au tac am na ñoo xam ne ils sont hyper pressés dès l'instant que accident bi am dañuy jóg taxaw bëgg a doxal ñu bi seen bopp pour que ñu fay leen si saa si mais fay si saa si mënul nekk parce que l'assureur mënul la fay loo xamante ne lii mënul la fay loo xamante ne c'est pas garanti on ne peut pas payer un risque qui n'est pas couvert un risque qui n'est pas couvert mënuñu ko garantir c'est pas possible donc tey jii c'est comme tey jii rek yow nga je donne souvent cet exemple là nga am assurance assurance touriste jëloo tey jii lu dul en fait assurance au tiers maanaam tey jii man su fekkente ne mbëkk naa oto Ndoye Bane sama assureur dina réparer otoom yow nga ñëw jël sa oto dóor ko ci garab gi wala nga ñëw def sa oto dóor ko feneen ñëw pare-brise bi toj yow amu woon couverture maanaam pare-brise parce que sànq wax naa ko y a la couverture basique mooy responsabilité civile mais ci biir loolu am na yeneen yoo xamante ni c'est facultatif su la neexee jël ko su la neexee bañ ko jël. waaw mais yéen taxawal c'est que dama bëgg nga détailler ma. fi nga jëm moom ngeen di wax assurance su touriste. Eva non Eva nag assurance bi. damay laajte gars yi assuré wuñu dara kon de. non damay laajte. oto pare-brise ba directeur. ci oto bi la bokk pneu yi ca bokk volant ba ca bokk pneu yi ba bokk. moteur bi ci oto bi la mais par exemple assureur yi su dee oto yéen lan ngeen assuré lan mooy oto bi. Ndoye Bane. waaw li nga xamul mooy que ne. waaw assurance bi. du rek nii rek lay demee lay doxee fii si Dakar. wala Mali. mais loolu dafa am lu ko tënk. que mu nekk fii. mu nekk France mu nekk beneen réew moo loolu la. c'est que dafa am ay charte yu ko tënk. ay France ngeen jàngee. moo tax ngeen ñuy wax waxu France parce que yi ñuy wax nii man gisuma ko ci dëkk bi. mais xanaa dugaloo ci code des assurances. xam nga loolu nag. xam nga su nekkee ci dëkk boo xam ne ñi jàng bariwuñu. waaw da ñuy expliquer par exemple man su ma demee di assurer kii assureur bi lan la may wax sama oto xam nga indi naa sama 4x4 xaw ma nu mu tudd gaare nam dama ko bëgg a assurer yan question lañ may poser parce que man jàppaa naa ne pare-brise beeg oto yeeg maal ba yëpp ci oto bi la bokk donc oto bi la ñu war assurer kon donc su fekkee def naa accident pare-brise bi toj dafa mel ne pare-brise bi kon bokkul ci assurance xam nga tey jii nee naa la assurance bi ngay jël muy en fait assurance au tiers c'est tojol ñu ko mooy lan loolu moom mooy en fait yow tey jii boo ko jëlee moom mooy maanaam mooy la base de l'assurance responsabilité civile la pour que yow mi nga xamante ne bi yaa moom oto bi su fekkente ne tooñ nga jàmbur yi sa assureur fay la mais dafa am ay clause nee nañ la tey jii loolu ama tey jii même au niveau du transport en commun transport car rapide Ndiaga Ndiaye yi mais chauffeur bi bokkul ci assurance bi dafa war a jël ce qu'on appelle individuel accident. mais oto bi lan lañ jël ci oto bi. oto bi la ñuy jël mais pare-brise bi bokk ci. lu tax. parce que bokk ci c'est ay clause. mais oto bu amul pare-brise du oto. mais est-ce que gis nga risque bi nekk ci en fait vert ci pare-brise. waaw gis nga ci risque bi ci nekk. mais lan moo tax bokk nekk na loo xamante ne lii pour que sa pare-brise nga mbëkkante sa pare-brise toj c'est très facile. lu yomb la foofu la basique baax. voilà dafa basique dafa yomb. donc ñu wax la ne. kat assurance bi nga jël incendie bokku ci vol
non mais attends sinon day yomb. waaw yooyu yëpp ay produits la ce sont des mais sous-produits. maanaam expliquer dañuy wax en même temps ne oui. package la. oui nit ce ki sont des moom mooy sous-produits. xam li mu jël moo ko jël. dañ la ne yow lii. mooy en fait basique bi. léegi nag am na yeneen yoo xamante ne yi nag pour que nga gën a nekk à l'aise au cas où nga am maanaam benn sinistre benn accident da ngay jël li ñaan pare-brise. brise de glace. waaw di nga jël également li ñaan vol. waaw di nga jël li ñaan également incendie. donc loolu lépp ay package la yoo xamante ni day ñëw di ci yokku ci maanaam ci assurance bi muy xaw a méngóog li nga xamante ne moom mooy assurance tout risque mooy question bi nga posé tout à l'heure. waaw nga xamante ne tey jii boo yàqulee effectivement mais nag il faut dire que ne. du ku am tout risque rek def lu la neex ñu ndàmp la. tey jii mën nga am tout risque ndoy baat. waaw tout risque c'est tout risque ah. mais est-ce que tey jii. boo amee tout risque. waaw yow mii dawal oto bi amoo permis waaw. est-ce que dinañ jëloon encore. waaw loolu moom du yoon moom. mbaa du ñàkk permis. ah mais su fekkante ne déglu ma oui. man su fe tout waaw, risque vas-y. man ci laa bokk. Oui. ki ci la bokk ah. Oui, oui. voilà boobu da nga war a am permis. ah mais su fekkente ne non mais di ko fi gis c'est que peut-être dafa c'est pas fréquent. mais di nga gis boo xamante ne am na assurance tout risque. parce que oto bu bees la yore. dem amul permis. wala son permis n'est pas valable ou valide laay wax. am na ñoo xamante ne dañuy bricoler ay permis parce que qu'est-ce que tu penses parfois aussi bu fekkee accident bi dafa jéggi dayoo am yenn melokaan yu mel. mais là gendarmerie wala police war nañ mën def benn enquête pour xool kii permis bi nu mel. parce que combien de fois lañ jàpp ay nit yoo xamante ni seen permis valide tey jii boo demoon tey jii police mbaa nga dem tey jii même direction des transports routiers. la fa nekk ci ay permis yoo xamante ni benn baaxu ci et temps yi rek lañ démantelé benn réseau. donc kooku tey jii permis baaxul tey jii lan nga bëgg tey jii ñu def ko. mais man fi may su fekkente ne ki nga xamante ne également. dafa dawal otoom. daal di mandi def lu ko neex. ah de par nag ñëw mbëkk garab gi ne man foog ñu ndàmp ma suñ ñëwee à l'instant même gis na kii kat il est en état d'ébriété ñu jël ko pour plus de preuves yóbbu ko hôpital def prise de sang gis na effectivement kii dafa jël sangara mais su boobaa moom day ñàkk rek. man fi ma bëgg a duggaatee mooy kon ndekete Eva ñun amuñu problème mu assurance ak lii problème mu communication la ñu am fii ci Sénégal. exactement parce que lii nga wax nii man mii ci sama bopp maa ngi fay assurance te lii nga wax maa ngi koy soog a xam ndax li ndooy wax laa jàpp que ni oto bu ci pare-brise dañee su ma demee tey bëgg yoruma oto ndax am na lu ci manqué pneu ba jàpp naa ne ci assurance bi ma fay ci la bokk kon war nañu gën a communiquer pour leeral doomu aadama yi ne leen mi ngi mel ne tey man mu dem marché Castor di duggi ceebu jën Penda Mbay jënd jën taxumaa am ceebu jën donte ceebu jën moo ma taxoon a jóg mais bi ma jëndee jën ba pare war naa dem jënd suppame jënd nawe jënd carotte jënd leneen c'est que assureurs yi boole ko ci biir assureurs yi dañuy nax non mais directeur je suis vraiment désolé mais assureurs yi dañuy nax assureurs yi dañuy nax c'est li ñuy def ceebu jën la soo may jox may ñëw di jënd ceebu jën dafa war a am ceeb jën naajo carotte ak lépp su ma ñëwee nii damay assurer sama oto ñoom ñu war a organiser bàyyi assurance bi ñuy détaillé ay bruit de xamalan glace ak ay non damay ñëw di assurer neen assurance bi lii la pour ñu assurer sa oto ak yow lii la ñu xool ñuy defee ak état Sénégal force ko population bi kuy assurer sa oto nga def assurance boo xam ne yow lay doon soo xasee ba dagg mu nekk lépp waaye assureur yi dañuy ñëw coppati fii xam naa ni ay ñu bari ay jabar lañu moo tax ñu koy coppati di ko détaillé noonu waaw d'accord non yaa ngi tooñ assureur yi mais c'est pas grave assureur yi mais dama xamal am na kuy laajte nee na Ndoye Bane nag di nga dikk ci question bi am na kuy laajte ndax assurance su tout risque dañ ko jox oto bu am plus de 5 ans généralement assurance tout risque entre première ak troisième année bu oto bu beesee la. très bien mais am na ay tout risque yoo xamante ne yi dañ ko faral di jox aussi assurance bi nga xamante ne am na 3 ans. bu boobaa effectivement la may fay mooy gën a yées mais aussi am na ay conditions parce que aussi c'est vrai que munoo am oto bu am 10 ans. ñëw na dama bëgg tout risque ñu jox la ko ca bon même su fekkee ne sax tu as payé 1 million. sachant que ne boo demee def ay jëye dañuy réparer sa oto. si la voiture est bien portante mais c'est vrai que en général. jusqu'à 5 ans même 6 ans. am na ñuy daggate ay assurance. maanaam assurance tout risque. mais ñëwul ci assurance mais li li mu la bëgg a wax mooy. détail bi
sànq da nga déggul sama njëlbeen wax. dama ne la ne en fait dafa am ce qu'on appelle la couverture basique. maintenant su fekkente ne nag da nga bëgg plus de confort. lu tax les gens ne prennent pas le soin toog ci kanamu préposé bi déglu ko xool lan la leen di wax xam nga sànq yaa ngi koy wax yaa ngi naan da ngay war a ñëw expliquer mais les gens duñu fa xaar explication. yow mi tey jii génn rek nga dem defe ji wuti ne dama bëgg assurance dem ci benn compagnie. mu ne la bon d'accord toogal nga toog mu ne la bon d'accord lan nga bëgg a jël ani oto bi jël carte grise bi parce que leen foofu mu xool ko. normalement ça avant mu lay koy muy def loolu lépp war na ñëw xool ci oto bi parce que am na ci ay saay-saay soo xamante ne ci day ñëw ne ko ma damay jël lii jël brise de glace jël lii fekk moom pare-brise tojoon na bu yàgg. bu toogaatee quelques jours ñëw ne kat man sama pare-brise dafa toj. très bien donc sama pare-brise dafa toj nga may ñu rek ñu dalal suñu premier téléspectateur salaamaaleykum allo allo. allo. salaamaaleykum. maaleykum salaam. soxna si bisimilah yaa ngi ci émission Wareef. naka nga def. sant yàlla bu baax a baax. allo. allo ñu ngi lay déglu de ñu ngi lay déglu bu baax dama bëgg a participer rek ci seen waxtaanu affaire yow rek la noo ngeen waxtaane tey. aywa bisimilah. waaw parce que lu am importance la. da ngeen wax ni ci commencement bi laa dégg ngeen wax naan Sénégal yi dañu amoon culture assurance. mais du ñàkk culture bi de dañ ci am ay kii nu ñu ko wax expérience bu baaxul moo tax. dëgg la. parce que man dama yaakaar ni assureur yi ci seen bopp compagnie d'assurance ci seen bopp. dañu war a trier sur le volet ñu jël comme ñu leen di représenté di jaay seeni assurance. loolu am na importance parce que nit ki day am problème ci otoom def choc la moo xam mu mën a doon. waaye balaa muy fayeeku mën na cee topp comme ni ko xale bi waxee ay des années. te loolu la majorité wu nit ñi subir ci assurance moo Sénégal yi fonkati assurance du ñàkk culture bi. parce que bala nga ko mën a xam nga génn dem feneen beneen dëkk yeneen dëkk yu développé soi-disant. ñoom assurance bi soo defee sa amee problème sa oto la lu mën a doon lépp lu ñu signé ak yow. délai bi du passé ay 2-3 mois maximum jox la li nga warul ak ñoom. mais fi assurance dañ lay dawal di nga dawal ba nga gis sa xaalis yow di ko fajoo wala nga sa xaalis defar sa oto. te yooyu du yoon. tant représentant yi leen di nax nag di jaay talon yi te duñu versé kooku ñoom seen bopp ñoo ko war a kii saafara. parce que li ñuy wax ni am na important mais li gën baax mooy ñu restructurer fexe ba xam naka la ñuy organiser seen représentant yooyu. xam kan la ñuy jox seen i talon muy jaay ak ku dul jaay loolu lu am importance la. parce que représentant yi pratiquement booy xool ñoo jaay li ëpp ci assurance bi. loolu mu ngi mel ni ñuy jaay billet d'avion yi ak agence yeeg yooyu noonu la mel. c'est vrai agence de voyage weer bu dee bu ne dina billet mu jaay dina ko dem fay. assurance bi nag bu amee boobu suivi ci ay représentant clients yi du am problème parce que ñëpp a yeewu léegi ci assurance. dëgg man mii di wax ak yéen mag la mais am naa ci expérience yoo xam ne moom ma toog sax di ko nettali. ndeysaan da ngay am assurance en bonne et due forme mais du am benn retombée comme ni ñu la koy liggéey ci papier yi et tout. ak di expliquer nit yi lan moo nekk ci assurance loolu yëpp formé ñi nga xam daal ñoom ñooy jaay seen i assurance yooyu bu baax loolu am na importance. dëgg la parce que Sénégal dañuy jëndi oto di ko dawal yor seen i kër tabax ko mu rafet. bëgg ñu assuré leen ko. wala nga am sa business yor sa magasin def ci sa valeur bëgg nga ko assuré. bu baax c'est le minimum. ñu ci yeewu nañ ci loolu yéegi. donc nag foofu mooy yi des yoo xamante ni ñoom ñoo si war a taxaw. bu ko defee lu ñu wax nit ñi mën ko gëm mu dugg ci seen bopp. mais tant que loolu defaruñ ko ba mu baax rek nit ñi lu ñuy wax kenn du ko mën a gëm kenn du ko dégg itam. wallaay. coow li loolu rek lu du leneen. waaw coow li noonu lañ ko koy bàyyilee mu àddu ci. waaw kay ngeen baal ma nag. amul solo kontaan na nu ci jot la. jërëjëf donc si kii. dama lay bàyyi directement. nga voilà c'est vrai que en fait elle a fait un diagnostic un constat la def sa. peut-être que am na lu mu dund am na expérience bu mu vivre. c'est vrai peut-être moom la exposé nii boo xoolee rek ni muy waxee nga xamante ne. am na expérience bu mu vivre. bu ko partagé wu. ak téléspectateurs mais également partagé ko ak ñi nekk ci plateau bi. alors xam nga bu ñu nee assurance dafa am ce qu'on appelle ay exclusion tey jii. ma jël ci kaawu rek mbas mi tey jii xam nga tey jii ñu bëri ñu ngi naan ki nga xamante ne am na mbas mi lan la ko assureur bi ndàmp su fekkee ne jëluloon assurance lan la koy assurance bi jox dara du ko jox mais su fekkee ne aussi jëloon na assurance santé ci compagnie d'assurance te amuloon en fait volet boobu maanaam loolu lañ ko excluroon ne kat ñun en cas d'épidémie en cas de pandémie du ñu jël yenn yi en charge
mooy li ñu tuddee exclusion. loolu dégg naa lu yëngal seen yëf yi la. oui jamono bi c'est-à-dire si contrat d'assurance yi. dafa am ay exclusion tey jii boo ñëwee ne assurance responsabilité civile wala assurance oto nga bëgg ñu ne la kat lii moo fi nekk ñu ne la kat lii da nga ko ci mën a yokk lii da nga ko ci war a mën a yokk nga ne ko man jëluma loolu comme yaa ko wax sa bopp yow nee nga ñoom dañuy jël assurance bi rien que rek pour bañ ñu arrêté leen police arrêté leen wala gendarmerie arrêté leen alors que yooyu ce sont des choses yoo xamante ni dafay gën a en fait defaraat sa confort yow par rapport ak maanaam ndaamaar yi ngay dawal pour que ëllëg su jee amee yow nga taxaw assurance bi ñëw defar say mbir mais malheureusement tey jii c'est vrai nee na du culture assurance mais culture assurance am na ci pesanteur religieuse am na ci mais aussi il faut pas se voiler la face am na si ñoo xamante ne ñi aussi mën nañ tuddee peut-être mën nañu considérer comme ay brebis galeuses ñoo xamante ne ci ñu ngi ci biir mais peut-être que defuñu lenn pour rehausser un peu l'image de l'assurance et tey jii pour vous dire on est doté d'un plan stratégique quinquennal si biir plan stratégique boobu assainissement bu rëy mi ngi ci biir assainissement boo xamante du ñun rek ñoo koy def à notre niveau mais même au niveau de la direction des assurances maanaam képp koo xamante ne kii dëppoowul ak charte yi nga xamante ne moo taxaw ñu jox la agrément boobu dañ koy nangu dootoo ci bokkati te tey jii dinaa la mën a wax dara aussi tey jii Ndoye Bane que les constats de les PV d'accident yi nga xamante ne waa taxawu leen suñu structure bi ñoo koy def en 48 heures nga jot sa PV parfois en 48 heures bi ngay jot sa PV ak le lendemain bi ñuy def sa chèque de remboursement benn la et ça vous pouvez vérifier il y a des compagnies qui règlent au bout de 48 heures. Non, il y a des compagnies c'est-à-dire en fait bon comme on est à la télé je ne veux pas donner de nom mais dama la bëgg xamal ne lenn tey jii su fekkente ne le processus bi ma doon wax on ne le respecte pas maanaam am accident rek ñëw taxaw ne fay ma léet ça ne se passe pas comme ça même tey jii yow mii bu fekkente ne da nga am loo war a lijjanti ji hôpital wala loo war a lijjanti ci banque bi mais boo ñëwee tey jii ne da nga bëgg a retirer xaalis mais banque bi lu muy njëkk a xool ba xam ndax effectivement kii yow la xool ba xam ndax effectivement ndax denc ko fii li ngay laaj. ñi nga xam ne dañu am jur di sàmmkat yu mag yi. comme par exemple ku yor 20 laadum. tey su bëggoon assurer ndax ñoom lañ gën a sonal dañ leen di sàcc. am na compagnie bu ñu tuddee CNAS compagnie nationale d'assurance agricole kooku moom mooy lijjanti loolu moom mooy assurer ñooñu. kon nit mën na assurer waale même toolam. ndax bay ak tool par rapport ak su fekkente ne ren ji nawet bi neexul wala peut-être nga bay ba foog na yaa ci nekk mu am benn taw boo xamante ni ñëw na yàq lu bari yooyu président de la République si boppam sax moom moo ci gën a jàpp parce que gis nañ li fi xewoon at yi passé dans le nord boo seetloo bërki démb rek si seen télévision bi d'ailleurs gis ngeen assureur agricole yi demoon au Fouta ànd ci ak waa dëkk ba pour di gën a ñaax nit ñi ci wàllu assurance agricole am na benn ay pluie de ëgg xam na lañ ko wax ci olof waaw amoon na fi ay mala yu bëri dee fi mais am na si ñoo xamante ne ñi jotoon nañu am assurance agricole bi te di leen ndàmp correctement parce que lu ñu bëggoon laaj la ndax assurance bu catastrophe naturelle amee dana assurer encore une fois waaw l'assurance dafa nekk quelque chose de très technique mais bu fekkente ne ce contrat xam nga le contrat d'assurance assurance contrat la boo xamante ne bii yaa ngi koy nas diggante compagnie bi ak yow mi nga xamante client nga dëgg la mais si biir contrat boobu dafa am yoo xam ne bu fekkente ne dañ ko ci génnee mooy ñu tuddee ay exclusion mais bokkatul su fekkente ne dañ ko bind noir sur blanc ci biir contrat bi yow mënoo jaar fen te kenn du la fay c'est pas possible kon ku dem di signer di def boobu di naka lañ koy tey jii boo demee tey jii war nga ci waxtaan bu baax voilà tey jii ne sama usine bu inondé ñu teg loolu waxtaan ak yow xam nga loolu xam nga tey jii souvent xam nga tey jii si biir Covid bi am na si ñoo xamante ne ñii toog nañu ay 3 mois 4 mois liggéeyuñu. dëgg la. loolu lañ tuddee peut-être perte d'exploitation. waaye perte d'exploitation boobu dafa am lu ko wundu mooy feebar benn pandémie. te loolu bokkul nag en fait ci contrat d'assurance bi mais su fekkoonte ne comme ni nga ko waxee léegi dama jël sama assurance. moo xam dommage entreprise multirisque habitation mu am peut-être dégâts des eaux. maanaam robinet ba ubbeeku foofu yàq foofu yëpp muy sa kër muy sa entreprise. ou bien peut-être mu am court-circuit mu am yooyu su boobaa dañ naan kat dafa am perte d'exploitation am na loo xamante ne lii
li ko indi mooy lan benn dommage boobu lan la moo xam peut-être incendie la moo xam peut-être dégâts des eaux la su boobaa amul foo jaar te kenn du la très bien man nag am na lu may ree fii kii nee na ñu ngi koy nuyu bu baax nee na quand vous assurez votre voiture pour vol et vous garez la voiture dans votre maison nee na ñu ñëw sàcc ko nga woo police léegi boo woowee police pour mu def constat nga dem seeti sa assureur bi ne génne dictionnaire xanaa dictionnaire wala encyclopédie wala lu mu ci doon yéen di ngeen xam nee na pour wax la ne garage pour vous dire qu'un garage c'est une toiture et une porte bien fermée bon léegi bu fekkee ne loolu am na su fekkee ne da nga ko dem garer dans une voie publique on vous vole kon perte nga loolu la bëgguma wax yëpp daal mais moom xam naa un peu lu muy bëgg en fait li mu bëgg a wax c'est très simple c'est-à-dire dañ ne la tey jii bu fekkee da nga am soto je reviens toujours à la case des parents ba tey nga jël sa assurance au tiers sa responsabilité civile nga yokk ci bris de glace yokk ci en fait incendie yokk ci vol mais dañu bëgg a xamal ne le vol là pour que ñu mën a intervenir il faut que mu nekk dans un garage vol avec effraction bàyyi ay séquelles nga gis ne non am nga toiture tëj nga ko sa garage parce que dans tous les cas mi ngi ci biir garage bi même fekkee dafa nekk ci biir kër mais ko garage bi même fekkee dañuy dajji buntu bi génn oto bi waaw kooku effectivement faut que assureur bi intervenir kon boog moom laajam bi leer na il faut nga denc ko bu baax denc ko mais oui léegi beneen bi li fay mu bëgg a laaj mooy Babacar taximan la men na béy mi ci kër gi di assurer otoom pendant 30 ans di dem di comp di assurer normal pendant 30 ans dem na ba màgget ñibbi na dëkk ba ak taxem toog bàyyi na dawal gaaree na oto ba dawatul assureur am da koy delloo ñu lom fa versé dafay yomb loolu trop doy baan mais reetaanu fay non c'est vrai non bon xaalis ba de assurance bi da koy lekk mu jeex xam nga déjà nee na ça fait 30 ans mi ngi assuré wu musul def accident macha allah dem na këram toog léegi dawal tu oto léegi mais diggante 1 an ba 30 ans waaw fan la assureur bi nekkoon mais non fan la assureur bi nekkoon assureur bi mi ngi woon à côté waaw di xaar mu am sinistre waaw mais amul comme sinistre amul waaw mais day perte xaalisam mais xaalis boobu xam nga lan la c'est que assurance c'est ce qu'on appelle de la mutualisation. banque booy teg la bu ab léegi nag tey jii daa taxawal su dee daam mbay la. mu daam mbay sama wala Mbàkke mbay sama doom bàjjen ba. mu doon taxi pendant 15 ans. wala 30 ans. xëy suba accidenté dee. léegi assurance da koy lu mu koy def en cas de décès. mais su fekkente ne jaar ca dëj ba sax jaale coppati ci lam daan def su fekkente ne si accident ba. waaw def ci faatu. waaw wala am ci ay gaañu. waaw tout dépend du type d'assurance ba mu jëloo. waaw c'est comme tey jii rek yow mara d'Italie soo ñëwoon tey jii mbëkk benn oto ñu fa nekkoon am ay gaañu oto ba yàqu sa assureur dina ndàmp ñooñu. waaw kooku même bu fekkee jëloo tout risque. dana leen ndàmp wala dina leen faj. dana leen faj dana leen jël yóbbu leen jox leen ay feuilles de soins tout ça su fekkente ne sax amul assurance am na beneen kuréel boo xamante ne bi moom mooy intervenir pour jël leen en charge muy fonds de garantie automobile donc pour wax leen ne mais fonds de garantie boobu nit ñi xamuñu ko de te ma nga tege te xaalis la bu sénégalais yi moom le problème mooy lan mooy yaakaar naa dinañ fi ñëw sax en fait le problème mooy c'est que l'assurance est tellement bien structurée que ne en fait yow amoo sañ-sañu def lu la neex ci biir assurance bi parce que comme ni ma la ko waxee sànq rek am na ñaari gendarme yoo xamante ne yi ñu ngi taxaw di xool li nga def ndax jaadu na wala jaaduwul muy la direction des assurances ak la conférence interafricaine des marchés d'assurance donc lépp loo ciy def rek lépp loo ciy def dañ ko war a bind ba bu leer tey jii pour vous dire que ne au Sénégal wax dëgg yàlla ci wàllu automobile laax de wàllu automobile liñ ci fay ci ay réparation ay indemnisation kenn mu lox nu mu toll war ñooñu nag nañu war a woote man parce que man gisaguma ko assurance fay beneen bi mooy non mais non camion Mali yi heure bi dafa jot je suis désolé mënoo wax loolu alors que nous nos statistiques waaw suñu statistiques yi waaw révèlent que donc 13 milliards ont été payés dans le cadre de kon Sénégal kon sénégalais suñu leen fayee dañuy noppi ñaari semaine yi dina jëm sénégalais su jotul xaalis day kaas waaye su jotee xaalis doy baan ma yëgle vas-y téléspectateurs yi ñuy seetaan te yàgg am jiixi jaaxa ci wàlli assurance comme wareef na mu ko baaxooy defee rek saa su ne
lépp loo xam ne rek daf leen di jaaxal incha allah dinañ ko indi fii. ñu pencoo ko échanger ci. ndax Eva Tra wax naa ko ca njalbeen dafay dégg assurance boo demee sax léeg-léeg xamu ci droit am xamu ci devoir am. xamul bu assuré lan la war a assuré lu mu warut a assuré mais dégg nañu itam Ndoye Bane ñuy wax ne tey bu ma bokkee ak Mami Linguère am intérêt ci sama yëf bi nga xam ne ñoo ko bokk moom am na droit sax dem assuré ko. waaw mais assurance. waaw amul lu ñu mënul assurer. très bien en général mais tout dépend de la prime ba ngay nee ñëw jëkkati pour fay ko. d'accord et toujours mooy li Ndoye Bane wax sànq ne assurance dafa cher. tey jii yow da nga bëgg a ñëw assurer sa kër. nga tabax kër goo xamante ne gii peut-être que 150 millions la ou 200 millions. ñu laaj la benn prime d'assurance peut-être de 200 000 nga ne loolu dafa cher. alors que ëllëg mën nga tëj sa kër. mën nga tëj sa kër. dem liggéeyi. ñëw fekk robinet boo xamante ne da ngeen ko fàtte woon. wala kër googu su ma lay joxe 200 000 francs par weer. pas par weer par an. par an waaw ma jox ko par an. waaw ma joxe ko pendant 15 ans wala 20 ans. duñ la remboursé. ma dem ba nga. moom xam na fi nga jëm de. duñ la doo leen remboursé kon daal. non duñ la remboursé c'est comme tey non je donne un exemple. waaw tey jii. xam na la moom kay da la jiitu tey jii nga dem banque. yéeme na de. nga dem banque. waaw lépp xaalis. dañ la koy lebal noonu nga dem. am na assurance bi nekk ci ginnaaw. waaw léegi. su fekkente ne yow fay nga ba eggal. baax na demal. assurance ba nga jëloon. moom mën a couvrir. mais su fekkente ne am na leneen lu nekk ci diggante bi nag. assurance bay taxaw assurance foog mu taxaw. beneen bi mooy. am na ku doon laajte camion yi jógee Mali. tey dugg ci dëkk bi. waaw di fi def ay accident. code ciment am lu mu wax. nga gis ni gars yi suñu toppee PV bi ba PV bi génn ñu yóbbu ko Mali. camion Mali yi duñ fay. te dañ fi def ay accident comme ni fi Sénégalais yi defee accident. ci yoonu Kaolack bi ñu ngi rey ñu bari. yoonu Kaolack bi. Kaolack alors Kaffrine Mbour am ay accident yoo xam ne yëg naan ko am nit ñu yoo xam dañ leen di def accident ñu faatu ñu def PV bi yëpp yóbbu ko Mali te duñ ko fay assureur yi duñ ko topp ba ne Mali duñ ko topp. mais loolu fonds de garantie ngi fi. non doy na waar du fonds de garantie. Mami assureur la nee na. non du fonds de garantie. en fait camion Mali kan moo leen war a ñoom rek lay xaar. waxtu bi dab nañu daanaka. en fait c'est très bien. ñu bàyyi la nga tënk parce que y a beaucoup de points qui sont soulevés. c'est vrai mais je pense que si vous le permettez. entre demain ak après-demain. on va suivre ñeneen dinañ ñëw waxtaan ci wàllu woowu. yeneen assureur danañ ñëw. parce que c'est bien que. Sénégal ñëpp a ngi leen di déglu nag ma wax leen di. c'est bien que ñu comprendre. c'est vrai mais fi mu daanale laa bëgg a clarifier rek. code ciment moom cimenté wul dara code ciment moom ciment ba soxul. waaw ciment ne suuf saa ëpp xeer yi day daal. code ciment la ngay wax. c'est que xam nga bon. je pense que l'émission c'est comprendre l'assurance. day may bàyyi mën a expliquer leen. bon xam naa ne peut-être comme temps bi xat na. mais fii may mujjee rek mais jukki la woon rek ñeneen ñi daanu complété. voilà très bien mais dama bëgg wax ne. waaw camion malien yi ngay wax. dafa am beneen xeetu assurance bu ñu am. mooy attestation d'assurance carte brune CEDEAO. waaw. chaque pays. dafa am benn bureau bu ñu tuddee bureau national de la carte brune. tey jii boo ñëwee sama direction. ginnaaw li ma la wax sànq ne la mooy constat à l'amiable. am naa beneen kuréel goo xam ne mi ngi ci biir kooku loolu lay toppatoo. bokkuñu code ciment ba léegi. mais code ciment moo leen njaboote. ñëpp moo ñëw njaboote. mais dama la bëgg xamal ne loolu tey jii loolu mooy lan. c'est que tey jii bu amee accident fii camion malien bu fee accident tey jii dañuy demander juste confirmation ndax attestation ndax assurance bi valable du wala valable. su valable le bureau national mooy dox bi ba mu egg. bu waree fay mu fay daal di topp kële. jërëjëf moo tax chaque fois. ñu ne nit ñi booy dagg sa assurance. na nga fexe ba laajteewaale sa attestation carte brune CEDEAO. très bien parce que carte brune CEDEAO boobu moom moo lay aar tey jii boo doon dem tey jii Gambie mbaa ngay dem Mali mbaa ngay dem Guinée da nga war a am sa assurance boobu. ñu bëri nag ba la waxee ñu ne man daw ma Gambie daw ma Guinée du may joxe assurance bi alors que fàtte nañ ne Gambien yaa ngi ñëw Malien yaa ngi ñëw. donc yow boo yoree sa attestation boobu voilà boo demoon ñu ngi ñëw yow boo amee attestation boobu donc su boobaa nag tout se fait affaire bi c'est pas entre compagnie bu fekkee ne bitim réew la c'est entre les bureaux nationaux mais chauffeur camion malien yi war ngeen a wax ak ñoom dañuy taxaw carrément ni victime bi man du ma fay assurance Sénégal jërëjëf du la fay dañ lay mbëkk nga dee nga blessé et puis tu perds code ciment toog di seetaan non ça ne se passe pas comme ça franchement ba tey jii boo ñëwee tey jii
j'aurais bien aimé que tu fasses un tour même au niveau de la carte brune. non au niveau de la carte brune. te su boobaa boo ñëwee. dinañ la wax la ñu fay ci ay. indemnisation au niveau du Mali. pour ne citer que cet exemple là. ou bien peut-être de la Gambie. merci beaucoup monsieur le docteur. merci beaucoup. merci kon kontaan nga de très bien. mais Mangook jërëjëf fii ku fi ñëw il faut ñu gësam la. Mangook jërëjëf mbokki téléspectateurs yi waaye itam ñu ngi remercier bu baax a baax directeur exécutif yi ñi nga xam ne mooy association des assureurs du Sénégal indi na ay leeral waaye comme ni mu ko waxee ci biir waxam li jukki la woon rek lañ ci war a leeral yëpp incha allah jëm ci ñaari semaines yi dinañ ko leeral wareef moo ni mel jërëjëf monsieur Faye kontaan nañu Ndoye Bane yow itam. ma bàyyi la ma koy remercier bu baax a baax rek il faut ñu gësam ko bu baax a baax pour que Sénégalais yi gën a mën a comprendre. nee nañ bu ñu la sàndee xeet da ngay waaf te dafa waaf ne la fa nga jëm loolu. waaw xam naa ko may dafa mujj dem ba comprendre man ñu koy sant di gërëm di nuyu ñëpp ñi nga xam ne ñi ngi liggéey ci wàllu woowu te assureurs yi ñu jéem a ko jàppale askan wi bu baax a baax. ndaxte wax dëgg yàlla am na ci ñu ciy liggéey bu sell. waaye am na ci ñoo xam ne ñi ci ëpp dañuy yàq seen liggéey. parce que soo xoolee message ci Facebook bi ak message yi ñuy jot. ñu bari kontaanuñu ci liggéey bi te dafa am ci ñenn ñoo xam ni ñoom ñoo yàq liggéey boobu kon boobu ñu leen di sant di leen gërëm ba suba ak jàmm ak yeneen i invité ñoo xam ne dañuy yëngu ci wàllum assurance. Mami Linguère merci Ndoye Bane yow itam am nga reportage yu bëri yoo xam ne élément yoo war a indi semaine bi man reportage yu Linguère wallaay xanaa am mbégte bu baax ci suñu xarit bi ñu dalaloon noonu la nag moom xam na plateau wareef miin na ko fii moom boo fi jaaree moom dañuy dindi xaritoo ga teg ne daal di indi li askan wi soxla ndax ñun itam ëpp ñu askan wi xam-xam gënuñu leen ba war leen fee toogal waaye yàllaa ñu ko nattoo ñu toog fi yore seen baat kon faaw ñu di leen jooyal li ñu soxla wax fa dëgg yàlla am di Ndoye wax rek laay wax assurance Sénégal moom umpaleegu rëy a ngi ci te jege fa ngay jege te doo fa jege sori fa te fay jege ko gën yéen la ko yàlla teg ci seen loxo kon yéen a am charte pour leeral te yaakaar naa ba ñu fi mujjee daje ba ma wax la loolu defoon nga ca jéego bu am solo ba man mi ma bokkoon ci biir defoon publicité ba man ak Pape Faye maa ngi koy nuyu bu baax nga woote woon ko fii ci Méridien yaakaar naa ñu umpale woon xamoon nañ ci communiquer leen parce que da ngeen a am xaalis boo xam ne yéen a ko teg pour communication la war a doon dee leen yëngu di fay ci wareef ak feneen ñu di jàllale li ñu war a jàllale nit ñi di ko xam sénégalais yi bañuñu dañoo xamul ndax man mi ci sama bopp xaw moo ne tey bu ma tojee sama pare-brise bee du ngeen ci jéem dara su ma ko xamoon bu may assuré dinaa ko gën a yokk kon dañuy delluwaat di tàggatoo te la nga say yokk ci xaalis da dul bari waaw kay te kon ku ca xam nga ne kee lakkale ay millions tey ci Touba su ko waroon ne 20 000 francs lay fay pour bu lakkee mu gis ku taxaw ci wetam ndax domp sax ci sot la bokk delluwaat di santaan ñëpp di gërëmaan ñëpp di wax ne Cheikh Mbacke Diop ancien basketteur sama mag ju baax jooju Cheikh maa ngi lay nuyu doonte suma paree ñu raak nag Diop Assad Maram Penda waaye nuyu naa la ziyaar naa la ki jaar ci yére bi di sama rakk jooju Rayma business moo ci jaar maa ngi koy nuyu bu baax a baax 77 357 09 66 77 357 09 66 Rayma yàlla na sa jàmm yàgg xujja caat kenn du yow macha allah. merci beaucoup kontaan nañu loolu Mami Linguère kontaan ci Ndoye Bane kontaan na ci monsieur Makhtar Faye mi nga xam ne moo indi woon tey ay leeral Mia Ndour yow itam ak sa régie nu ngi leen di gërëm bu baax a baax Eva Tra pour sa mise en beauté mi ngi remercier bu baax a baax Bamana Couture bu ma nee Bamana na ngeen xam ne création yu intemporelle la mën nga ko sol ay ati at moom la ñuy ñaan te dara du ca yàqu dara du ci ñaaw macha allah ña nga nekk nag ci 77 321 08 74 77 321 08 74 bijouterie rotonde la taamu ndax wax dëgg yàlla lu yàgg rek dëgg la waaye dinaa nuyu itam waa Grazelia ndax gis naa ne macha allah dañu nekk en phase ak sunu biir kër gi kon kontante la ñuy def soxna Aji Thiam sunu xarit ñu ngi lay nuyu bu baax a baax a baax remercier itam ki nga xam ne mooy Fatoumata coiffure ma nga nekk ci 77 648 50 16 képp ku toogoon di nu seetaan dañ lay wax nga bàyyi xel wareef parce que assurance la ñuy waxtaanee te muy man di yow di keneen ku ci nekk mës ngaa toog ci sa biir néeg am loo xam ne réellement comprendre loo ko ci assurance mën nga assurer sa ay jàngu doom mën nga assurer sa bopp mën nga assurer ngir boo feebaree moo xam nag wàllu liggéey booy mënti liggéey rek am nga droit tey dem seeti assureur yi ne man daal dama bëggoon rek cotiser pour ku feebar sama kër ma faj la ak yeneen yoo xam ne dinañ ci indi waxtaan ngir mu gën a leer lu dul baax nag baax a ko gën jox nañ leen rendez-vous suba incha allah takk jabar assuré ko waaw ba tey mën naa